asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne tey dañu seet si kilifa gu mag ki ñu seet si je pense que ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal ci taxawaayam ci li muy représenté aussi ci réew mi ak li nga xam ne def na ko ci réew mi donc moom la ñu ñëwoon tey seet si pour seq ak moom comme ni ñu waxee suñu émission baat ak tontu. xam naa ne balaa ñoo commencé sax dinañu wax baat ak tontu naka lañ koy bindee ci wolof ndax xam naa ne am na ci xam-xam bu baax a baax docteur Massamba Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Sidi Fall di am mbégte it di jàkkaarloo ak yow ndax cofeel gu dox suñu diggante ak it sérieux booy def ci sa liggéey donc di nuyu mbokku internet yi seetaan yëpp ak ñi ngay liggéeyandool. waaw docteur ginnaaw bu ñu la nuyoo damay commencé laaj la baat ak tontu naka lañ koy bindee ci wolof. waaw bu dee wolof bi nga xam ne moo nekk ci décret bi de da ngay bind baat da ngay bind ba bind ñaari a bind të nga randu tuuti du taqaloo bind a ak kë nga randuwaat tuuti bind të ak o ak në ak të muy baat ndax a bi dafa gudd jox la ñaari a yi moo la jox baat nga def ak def tontu. noonu lañ koy bindee. parce que des fois damay gis gars yi bind loo xamante ne moom sama classe gi lu xaw a doy waar keroog damaa romb benn tableau benn ñoo xamante ni si ñi doon xëccoo réew mi bëgguma tudd tur ma gis ñu defar seeni panneau waaye nañu bindee wolof bi dañ ko bindee comme nañu ko déggee rek ma ne waaw ndax ñi nga xamante ni ñoo war a jiite réew mi ëllëg ñoom bu ñuy bindee nii suñu kàllaama ndax du xaw a indi waaw loolu daal yow lan nga xalaat ci loolu. waaw xalaat bi mooy li nga seetlu noonu ñëpp seetlu nañ ko mu am ñaari catégorie am na ñiy góorgóorlu di jéem a bind juum am na ñoo xam ne moom dañ ne yàcc na yasar maanaam ñoom dañ waaw boo leen laajee ñu ne buñ ko bindee wolof dëgg nit ñi duñ ko mën a liir ndox dañ koy bindee maanaam ni ñuy bindee français léegi man li ma leen laaj mooy kan ngeen di bindal yéen ndax bu dee ki mënta liir wolof la kooku bu leen ko bindal ci wolof bindal leen ko ci français ndax kooku dégg na tubaab su dee ki nga xam ne wolof rek la mën a liir kooku bu ngeen ko bindee nii du ko mën a liir ndax dañ ko jàngal wolof ak nu mu koy liiree comme am na ñoo xam ne ay juum nañ juum ay yax yuñ def yoo xam ne mën nga ko corriger waaye am na ñoo xam ne moom maanaam li ñu doon daanaka mën nga ne jàpp ne sabotage la ak xeeb sa bopp te nit nag bu fekkente ne da ngaa bëgg baatu réew mi li nit ñi gën a fonk da nga leen koy fonkle te nit ñi li ñu gën a fonk tey mooy ku ñu jox cër jox nit ki cër nag mooy fonk làkkam ni mu koy bindee fonk ak toggam ni mu koy toggee fonk ay maamam ni mu leen fonkee fonkit tayam ak subaam defe naa ne loolu mën nañ ko jàpp daal am na ñoo xam ne moom dañ doon saboté dëgg ci campagne bi. dëgg la donc loolu aussi lu am solo la je pense que ne nit aussi dafay sagoo la mu doon ak fa mu bokk loolu aussi ak ay làkkam tey tubaab bi dafay fier ci làkkam kon ñun war nañoo fier ci suñu wolof bi nga xamante ni moom la ñu xamee bañ nañ ko ba boo génnee ci réew mi boo demee feneen di sénégalais liñ lay njëkk a wax mooy na nga def pour wane ne xam nañ ne yow sénégalais nga donc loolu aussi c'est important ñu gëstu làkku réew mi suñuy bind aussi ñu mën cee fexe ba di ci bind parce que tamit làkk-làkk la suñu làkk li ñu ñeneen ñi di def ci seeni làkku réew ñu nit mën nañ ko war nañ ko mën a def suñu làkku réew donc Massamba bu ñu génnee ci loolu dañuy lay laaj kan mooy docteur Massamba Gueye xam nañ ne wax sa bopp xaw naa jafe tey boo ñu doon wax ci tënk kan mooy docteur lan nga ñuy wax. waaw dina compliqué na trop mais docteur bi déjà am njàng lay firi titre la bu ñuy jox université boo jàngee ba am sa doctorat njàng moom nag maa ngi ko dooree woon ci àll bi sama baay nekkoon di fajkat nekkoon ci ay dispensaire ci àll bi ma juddoo ko ak ki jàngee Thiamène njàng ma fa jàng nag moo ma mayoon bi ma amee sama entrée en sixième ma dem Louga jàngi fa Louga laa jàngee ba am bac. bi ma fa jógee am bac littéraire parce que série scientifique lañ ma yóbbu woon seconde mais ma calculer ne daal dem bibliothèque moo ma gënaloon toog di def exercice mat donc ma waxtaan ak waa surveillance ñaan leen ne leen nañ ma génne série scientifique bi yóbbu ma série littéraire donc après nag ci laa jógi ñëw àggale sama jàng Dakar département lettres modernes bi ma jàngee ba am sama maîtrise ma def concours dem école normale supérieure bi ma defee concours bi yàlla dogal ma jàll concours bi def sama formation ba pare génn nekk professeur français donc ci lañ ma affecté Koungheul ma def fa juróom-benn at donc ñoom Mamadou Djigo ñii directeur général ANAD agence pour aménagement territoire samay élèves la ñu woon waaw donc Ahmed Khalifa Niass doomu Sid Lamine bi nekk sama élève la woon donc ñoo ñëpp yoroon naa leen foofu ak ñeneen bi ko yàlla dogalee nag ba ma fa jógee
ci laa ñëwaat lycée Parcelles Assainies donc ma ñëwee lycée Parcelles nag pour li ma gënoon indi Dakar ma doon profité àggale sama jàng ci laa nag ñëwaat def sama DEA après def sama doctorat waaye daal doomi kookoo laa joo xam ne bi mu nekkee gone da daan noor ci àll bi bu nawet jotee ñu indi ko Dakar mu dund aussi vie urbaine donc Wakaam la màggee sama kër ak papa Mbaye Guèye donc dama doon naviguer entre Koki ak Dakar xam naa ne peut-être double culture boobu moo ñu ko may mais bi may gën a nekk xale vraiment dama nekkoon koo xam ne dama bëggoon sport ak théâtre donc déjà à partir de 15 ans man ci laa commencé di bind ay pièces théâtre def ay mise en scène diggante Koki Louga def samay mise en scène ba booba nag li différence bi mooy damay am troupe boo xam ne chaque année damay bind sama chœur d'ouverture bopp bind sama pièce bopp bind sama ballet bopp parce que du bëgguma woon di répéter répertoire bi am donc chaque année dama daan fexe ba ci biir année scolaire bi ma bind ñaari pièce bind ñaari chœur d'ouverture ñaari ballet donc du jouer en même temps may def mise en scène donc ci Papa et Père bu xar par exemple ci noonu laa xamante ak moom donc mu nekk région de Louga mujj benn moment ma diriger toute la région de Louga ci lépp. kon Papa et Père bu xar daf doon def théâtre. ah si Père bu xar théâtre def naa Père bu xar est-ce que du dafa judd rek ñu sànni ko ci scène bi noonu waaw donc papaam aussi ku nekk dafa nekkoon koo xam ne sax papaam dafa engagé woon bu baax a baax ci développement lépp luy nawetaan lépp luy ay jumelage lépp vraiment muy ku baax koo xam ne dafa nekk géwul donc man boobu à partir de Koki man maa dirigé woon président maa nekkoon président foyer Koki nekkoon entraîneur équipe football bi. yor leen pendant 8 ans mais en même temps maa doon nekkoon président bureau fédéral foyer wu Louga nga xam ne dañu doon am chaque année benn ngandam festival boo xam ne dañu doon def théâtre reboisement danse ñoom Modou Diagne Fada ñi ñëpp ci mouvement boobu lañ jaar déjà bay def ay vacances citoyennes donc man sama jeunesse bi yëpp lecture la bibliothèque mais 90% sama jeunesse c'est nawetaan théâtre football et basket donc basket moom laa def en tant que sport ba def sama classe cadet sama junior ba bi ma waree nekk senior nag ci laa am bac ñëw malheureusement ma myope donc myopie bi xawoon accéléré ma arrêté mais Raoul Toupane bi yor tey équipe nationale B bi je pense man ak moom ñoo defandoo suñ classe basket yëpp donc loolu ça va être peut-être bizarre pour nit ñi de sentir que. bëggoon sax xam naa ne dina jaaxal ñu bëri suñu waxee Massamba ak sport parce que amaana ñu si bëri mosuñ la dégg nga ciy wax donc man mi xaw na ma jaaxal trop surtout soo ma waxee entraîneur football wax ma aussi ne nekkoon naa di def basket ba ci catégorie yooyu yëpp dina ma xaw a jaaxal. waaw mais de toute façon comme Tëngéej nga dëkk waa ASC Médine xam nañ ne buubu nekkoon na seen capitaine Buubu Bey donc Buubu Bey maa ko jàngal football maa ko encadré maa ko formé ci football donc yor ko ba benn moment ma yóbbu ko Louga jox ko waa ASC Santos donc ba bi muy ñëw di jouer Ethics ba bi man maa ko indi Tëngéej aussi donc boole kook ñoom Makoddu mu nekk fa ba tey jii c'est l'un des premiers Sénégalais bu am diplôme entraîneur am fële en Espagne reconnu par la FIFA donc loolu mooy sama ndaw donc man footballeur laa woon dama doon football j'ai joué latéral j'ai joué demi-centre et j'ai fini ma carrière comme milieu de terrain milieu défensif donc loolu la dañu football def sport doon def athlétisme aussi je me souviens am na benn caméraman bu nekk RTS bu tudd Cheikh Tidiane Ndaw y avait Raoul Toupane bi et Adama Mbaye donc ñun ñoo nekkoon équipe basket bi ñoo nekkoon aussi athlétisme donc bi ñu nekk première déjà Raoul il était à 1m85 de en saut à hauteur moi j'étais à 1m83 Cheikh il était à 1m90 donc demoon nañ ba présélectionné ko équipe nationale donc Louga chance bi ñu amoon mooy dañu amoon éducation omnisport de sorte que bon maa ngi wax sax mais même nous on a été formés en pétanque donc dem naa ba bi ma nekkee Koungheul j'avais monté un club de pétanque là-bas ba fii Colobane aussi bi ma dëkkee Fass j'avais un club de pétanque là-bas donc man sport sama àdduna bi yëpp sport moo ko structuré woon sport moo ko structuré woon demoon naa ba 90% sama budget xaalis lépp sport la doon jar parce que lu ma am ay livre tactique gu football rek laa daan jënd donc abonné France Football nga xam ne même bi ma nekkee Koungheul dañ ko daan jël fii di ma ko yónnee par la poste donc 90% de mon budget ni ma ko wax lépp sport la donc man sport presque moom moo defar sama àdduna parce que jàng naa Louga ci conditions yu xaw a doy waar yoo xam ne bon sama jàng mënoon na yàqu mais accès bi ma amoon au basket ñoom mën di ko formé ñu ñoom ndaak formé ñu accès boobu moo taxoon ma doon fàtte li ma def lépp donc vraiment man produit dama koy wax avec fierté ne produit nawetaan la produit théâtre nawetaan la li ma may chance peut-être mooy après bi ma ñëwee université jàng naa esthétique théâtrale donc ci laa commencé nag di analyser le théâtre professionnel jël un peu recul dem vers la dramaturgie
waaw gis nañ ne bi nga nekkee ndaw ku bari solo nga woon maanaam da nga doon def lu bari à la fois lan moo motivé woon loolu ndax da nga amoon ay wayjur yu la doon influencé wala ndax fa nga nekkoon la lan moo tax parce que c'est pas forcément nit bu nekkee ci jeunesse am di def ay activités yu bari à la fois ñii dañuy tànn def lii ñii tànn def leen lan moo tax nga tànn activités yi am yëpp nga bokk ci nekk au devant de la scène. am na chance am na aussi environnement. C'est vrai que son papa il était dans la santé mais début carrière am il da doon jouer banjo et en même temps da doon jouer théâtre donc am na kuy ngeen di gis ci télé bi muy Ablaye Thiam 12e gaynde mook sama papa ay doomu ndey lañ mais grande sœur am tey bi nekk Linguère sama bàjjan Daba Thiam toujours bu ma demee def naan ma xanaa xamu ne sa papa moo njëkk a joué ak faux sang fii ci Linguère joué théâtre jël deret ju faux mercurochrome ñu jam ko pièce bi nit ñi yéeg defe ne pièce bi du àgg donc léegi nag maa ngi soog a comprendre lu tax mu ma daan bàyyi dama daan ñëw di répéter ci biir kër gi ñu bàyyi ma mais moment boobu équipe bi ma yor équipe bu football bu ma yor en même temps man ñooy sama troupe bu théâtre maa ngi fàttaliku dem nañ kër Momar Sarr def tournoi Abdourahmane Sow nga xam ne département Louga la bi ñu ñëwee remporter compétition théâtre bi ci guddi gi bi ñu xëyee suba war a jouer football bi ñoom Ndiaga Sarr tey mi ngi Paris dañu ne waa kër Momar Sarr dañu xoolal li ñii duñu gagné ñi doon théâtre bi fecckat bandkat yi la waaw et ça c'était un match mémorable donc chance bi mooy que sama parents musuñu ma tere def loolu à la limite dañ ma doon influencer beneen chance bi aussi mooy région de Louga laa màggee région de Louga boo ko waxee mooy amul limite on était omnisport par force da nga koy def ba pare bi ma nekkee Louga di jàng ma am chance nekk koñ bu tudd montagne école 2 te koñu école 2 mooy koñ bi nga xam ne mooy base handball moo doon presque base basket ci moment boobu joueurs yi gënoon a aay ci njàmbur mooy ñoom Belgique fa lañ dëkkoon mais ki nga xam ne moo yoroon pétanque Sénégal fa la dëkkoon donc da ngay génn sa kër tu as 4 sports ci buntu kër gi. léegi su ma ñëwee Koki aussi à 15 ans la ma mag ñi jël def ma président ASC Déggo 15 ans ñu def seen assemblée générale rek ñëw ne ma yaay président donc man à 15 ans je me suis retrouvé propulsé. yow nga dëgër fit ba day jël. ma jël man à la accu amul non lan arrière baaxul yàlla bu bëggoon ñu arrière bëtu ginnaaw la ñuy jox yàlla bëtu kanam la ñuy jox xam nga straight away demal sa yoon. bon et puis bon moment boobu aussi bon c'est vrai que léegi bu may damay toog ba caag ma tëdd ba xaaju gi di ma yeewu tiit. waaye ma ne bu doon tey du ma ko def. non bon peut-être loolu aussi peut-être trait de caractère la quoi trait de caractère la man pour man bu mbooloo mi dajaloo rek ci lu baax jiital la pour man defet la quoi nga ne déedéet. donc chance boobu aussi mooy grand yooyu dañ jàngoon am niveau jiital ma nag vraiment di ma dimbale mais dañ ma jiital di ma encadrer. mais loolu la quoi loolu la bon léegi nii je me rends compte que lu bëri la mais ci moment boobu pour man daal benn affaire laa doon def waaw. sa ñëw Ndakaaru nag naka la demee. ak bi nga ñëwee Ndakaaru. Dakar ñaari ñëw la moom laa def ñëw bu njëkk bi mooy vacances yi ma fi doon def bi ma nekkee xale mais ñëw bu mag bi nag mooy bi ma amee bac. waaw ñëw jàng si. nga ñëwee ak fa nga jógee wuute gi environnement bi naka la meloon ci yow est-ce que dundin gi. non dundin bu doy waar. maa ngi fàttaliku bopp bi ma nekkee xale Wakaam laa dëkkoon donc daawul génn éducation bi strict fii ma ñëw premier problème bi ma am mooy jël bus waaw war a dëkk golf war a jël P12 wala P5 war a wàcc arrêt premier jour bi xaw ma fu arrêt yi nekk. ngay réer wadd nga woon. waaye may liir yenn saa yi bus bi yóbbu la ay Petersen. waaw fekk 100 francs la dese waaw nga war a xalaat est-ce que damay jëndee 100 francs yi pinton wala est-ce que damay. waaw après bon nga xalaat ne sportif nga quoi nga dox ñëw quoi maa ngi fàttaliku ndeysaan benn jour ma nekk biir université sama premier jour ma ñëw dem inscrire ba pare toog buntu kudd Hélène Goré Hélène mii tey fekk ma toog mu ne ma étudiant doo añ. day lekk da ngay dee de étudiant day lekk fekk boobu maa ngi yor ay 200 francs yooyu ma jóg dem def jënd sandwich lekk. jour yow la moo taxoon. bon man pour man boo amee livre di lire rek grawul quoi man bu quand j'ai un livre moment boobu di lire bu ma commencé di lire tant que livre bi jeexul aw ma beneen activité donc en fait ba livre bi jeex laay fàttaliku ne añu ma jóg añ bon pour man lekk bon baax na mais bon. loolu aussi peut-être défaut la woon après nag am naa ay conséquences parce que après bu ma nekkee université amoon naa ay maladies gastriques donc mujj def ay rajo bon ndekete li déstructuré woon sama biir mooy le fait que bu ma duggee bibliothèque du ma génn tant que parewu ma donc moment yooyu ma doon dérégler ndekete baaxul woon ça moom dama koy déconseiller ñëpp
mais bon man lekk bi nekkoon sama priorité mooy lire man nekkoon sama lire moo doon sama priorité waaw lu ma amee livre daal man suur naa quoi suur naa. sa dundin à l'université ak ni nga fi fekkee booy temps nii nga xam ne ñenn ñi c'est des fils à papa xam nga comme ni ñu koy waxee lépp tout est clean par rapport ak yow mi nga xam ne kaw nga ñëw seen biir dundin bi naka la doon def. waaw dundin bi mooy man moom xam naa ne ñemewu maa ñibbi kokki ne sama papa admiw ma parce que loolu moom dugg ci kër gi moom mënut a ne parce que c'était pas possible et chance bi ma am aussi mooy dès 11 ans et demi génn naa suñ kër dem jàngi Louga donc jàng naa tàmmoon naa torox donc bi ma ñëwee université nag bon xaw naa jaaxle tuuti parce que ñun suñ papa wax dëgg na yàlla doon baadoolo mais musuñu yaru ko am dañ doon bayloo jour bi ñu ko njëkkee wax dañoo bëgg télé saako gerte la ñu tegal ak 50 kilos ne ñu da ngeen bëgg télé ñu waaw ñu ko suuf saa nga ne dem leen bay ñu bay jaay am 300000 dim jënd télé mais si di télé boobu def na 25 ans kër ga du toj ñaari loxo lañ koy jàppee. coono ga ngeen ci daj coono bi ñu ci daj donc nga ñëw université gis ñuy ñëw oto di leen indi bon c'est vrai que loolu mosoon naa ko gis ak doomu ji li mbay bi ma nekkee Louga mais ñëw taxaw gis ñu wàcc oto nga ñëw taxaw livre yi nga war ko commander France livre yi di jar 25000 Gargantua 25000 xam nga étude de Rabelais yi ay 30000 bon nga amoo bourse. nga ñëw taxaw gis koo xam ne day dajale livre yëpp quoi doomu diw ak diw ak diw tegale livre yëpp nga calculer livre yi muy ay 150000 xam nga te man bi may am 3e laa ne sama papa bu ma xotti la téere na bàyyi ma ko ñafe ji xam nga na ma jox inscription rek li ci des ma koy ñafe donc man li ma nekk université yëpp dama musuma ñaan sama papa paas damay koy dem lijjanti ji may dem Sandaga ma demee Sandaga xam naa li ma dina reeloo nit ñi dem Sandaga bi téléphone portable di soog a am bon comme xam sama mbokk kokki yi daara ja lañ génn rek ñëw taxaw jàng arab ñëw muus mais ñeneen ñi jànguñu arab donc dama doon ñëw toog foofu ku jënd téléphone portable bu bees ma changé la langue bi day nekk anglais ma def ko français. businessman da ngaa teel a business. mais 1500 la woon de. cher na de. non B22 cantine B22 Sandaga fa laa doon toog ci bunt bi waaw ab sama rakk papa nekkoon fa mi ngi sax ba léegi ci pont bi Samba Gueye Samba Ndaw lañ koy wax que bu ma daan jóge université man nag bi ma nekkee xale Sidi tout le temps dama daan jaay. dama doon commerce vacances yi mu doon jaay yor nga di boutique yoo xam ne sama papa yi ñoo ko moomoon donc bu ma ñëwee ñu jox ma boutique bi j'ai toujours aimé le commerce moo tax ba léegi dama jaaxle lu tax nekkuma commerçant donc bi ma nekkee université aussi ba xool situation bi mu ñàng donc mën a di fii redoubler fi wóorut donc li gën a gaaw mooy comme tar na mooy pour tar bi wàññeeku du jàmbat ko quoi mais jàng jóg fi donc ma def philosophie jàng jóg fi donc jàng jóg fi nag dafa am yu mu laaj. man ci laa bàyyee naan ataaya par exemple ne naan ataaya ça prend du temps donc ça empêche de lire bon man a ataaya moom dogoon naa ak moom ma bàyyi ko. léegi yaa ngi naan non depuis bàyyi naa ataaya moom gëj naa ko naan defe naa ne daal bu mujjee dugg ci sama làmmiñ tayuma ko mais pour toog nii naan ko rek moom li ma mën a jàpp daal mooy moom 1988 moom laa wan ataaya ginnaaw moom. donc yooyu yëpp nag ay sacrifice la yooyu def yoo xam ne nga tas ay mag ñu baax ñu la koy wax. bon beneen bi nag mooy métti bi mooy par exemple man comme dama doon grève aussi lu bëri depuis CM2 dama commencé woon di grève man ak Mame Malick Diop ñoo bokkoon classe di grève Louga aussi grève rek. donc mbaa bokkoon ci ñu daan dugg ci liste rouge yi xaw ma liste noire yi ñooñu nga xam ne voilà élément perturbateur yi ñu doon wax naan ñooy cimetière ci école. bon je sais pas mais de toute façon daal li ma la mën a wax daal comme indice mooy CM2 moom suñ classe moom. ñeenti rangée fa nekkoon ñetti rangée yi am nay élèves mais 4e rangée bi benn banc la woon man ak Mame Malick Diop ndax grève donc mais grève bi aussi lu may grève dama naan kenn du ma raw donc bu ma ñëwee nag université ma xam ne affaire yi waaw tar na quoi métti na donc ma ne naa góorgóorlu daal mais chance bi ñu amoon mooy génération boobu ñun amphi bi ñu nekkoon dañ doon abalante document donc doomu borom barke yi bu ñu jëndee document dañ la koy jox mais ñun ñi nga xam ne aussi dañ ñëwoon jàngaan si Dakar dañoo xamoon ne ñii xam nañ livre yi mais xam-xam bi moom yàlla da cee démocratique donc ku ko xëccoo rek am ko donc après nag mu métti woon trop parce que dama daan jógee yenn saa yi je me souviens daan naa jógee université dox ba cité des eaux pour mën a rattraper bus bu foofu pour ñibbi wala ma daan xëyee golf jógee golf dox ba nu mu tudd camp sauvegarde bu Guédiawaye boobu xam nga Pikine bi pour mën a jël benn bus parce que benn bus rek laa doon mën a jël donc ñëw mais yooyu yëpp pour man jëf góor la woon daal. lan moo tax amoo kersay wax sa démb
parce que ñu bari tey suñu nekkee kilifa doon dara ñu naw leen duñu bëgg a wax lu bari ci seen démb ak fi ñu jaar dañuy bëgg toujours loolu di afficher ci kanamu nit ñi ñu gis loolu lan moo tax nga bëgg à chaque fois di wax li gën a li gën a metti sa àdduna li nga daj te mu gën a doyadi ci gisin ci ni ma ko mën a waxee entre guillemets lan moo tax nga tànn. waaw mais parce que noonu la sama papa yaree parce que tamit man dañ ma yaree ne ma gor du fen te fen tamit fen bi gën a bon mooy fen sa bopp maanaam toog di wane benn visage bu aseptisé dama bëgg aussi que ki may seetaan tey su fekkente ne xale la mi ngi université di jàng mu métti bu fekkente ne moment bi reer a gut mu xam ne tey du am reer te léegi mu tëdd mu xam ne reer bi gën a gaaw mooy naan ndox na ko tàngal tuuti naan ko pour biiram tàng mu jël livre liir bu gëmmentoo tëdd nelaw dama bëgg parce que man dama jaar fu doy waar parce que su fekkente ne am na feebar yoo xam ne boo ci jaaree sa àdduna dafa am yu bëri da nga koy wan ginnaaw par exemple man bu ma amee tuberculose ci laa xam ne àdduna du dara parce que ma dëkk ci tëdd ci salle boo xam ne salle bi heure bu ma xëyee nit dee am na koo xam ne jour bi muy dee dafa rocc perfusion maa ngi tëdd ci lal bi mu tëdd ci lal bi man maa jóg di jéem a dugalaat perfusion bi mu xëy suba mu dee ñu wat ko génnee c'est-à-dire loolu soo ci jaaree Sidi après sa gis-gisu àdduna dafay changer changer quoi complètement donc waaw sàccuma fenuma jaayuma drogue donc ne sama dund am na benn moment boo xam ne jaayante naa ko waaw dañ ko war a wax donc li ci neex da nga koy wax li ci naqari woon tamit da nga koy parce que li ci naqari tey moom moo la construire donc c'est vrai université nekkul woon pont boo xam ne dama ñëw rek jàll dama ko jaayante am na maa ngi fàttaliku bi may def deuxième année parce que maa ngi am tuberculose bi may dugg sama deuxième année donc année boobu presque jànguma mais dama mujj naxante maa ngi fàttaliku li may wax ni après ngeen coupé ko dégg nga xam naa ne yéen du ngeen ko coupé nag mais na ngeen ko coupé parce que dafa am boobu man dem naa ba ñu traité ma tuberculose bañ ne ma dootuma wàlle mais feebloon naa faible boo xam ne mënutuma jàngi donc bu ma doon def examen benn moment sama xel da doon tourné mais su doon tourné damay bind tuuti su ma bindee ay 10 minutes 20 minutes ma génn dem forcer pour li nekk sama biir ma forcer génnee ko baat boobu laa mën a utiliser pour nit ñi xam donc damay génn vomir su ma génnee parce que xam nga boo génnee loolu da ngay am rémission li ñuy wax rémission da ngay am dal donc ci dal boobu laay profité balaa beneen secousse di ñëw ma bindaat ay 10-15 minutes donc presque sama première année sama deuxième année te loolu ñi ma bokkaloon classe xamuñu ko parce que man daawu ma wane sama feebar pour bañ ñu ma yërëm donc bu ma waree ñëw nag pour inscrire xam nga bu ñu waree def visite médicale bi ma def affaire u comédien waaw comédien ñëw summee ko ba docteur bi gis ma mu am ko muy waxee rek ma fay lampe bi rek doo jaar côté ba taalaat lampe bi mu defe ne jaar naa ci kanam machine bi. lu tax nga doon bañ jaar ci kanam machine. non bu ma jaaroon day xam ne damaa feebar te kon dañ may interdire inscription te kon damay redoubler te boobu man sam papa dafa ma yónni te daf ne ma woon bul taxaw ci yoon wi. da nga may niru ko ragaloon sa waajur. non sam papa dama ko ragaloon ba pare rus ko ñun suñ kër amul woon démocratie heure tëdd. bu 5 heures jotee kenn du génn bu mag waxee gone du ko tontu ki gën a tuuti bu ku mag ñëwee mooy njëkk a jóg ki gën a tuuti mooy raxas kaas mooy ataaya doo naan café Touba te àggoo CM2 doo añ sukk yëkkati sa oom te àggoo CM2. loolu dictature lañ ko mën a tuddee wala luñ koy tuddee yow loo koy tuddee. bi may nekk gone dictature laa ko tuddee woon mais tey ngëneel laa ko tuddee. bi may nekk xale nag dama daan mer parce que man sama papa lu tax mu ñu yóbbu tool te moom du dem ci tool yi soxlawu ko c'est un fonctionnaire tey ba ma demee ba yor kër ba war a yar samay doom sama papa génn parce que ma liggéey 1 an rek mu génn àdduna ma liggéey 1 an rek c'est compliqué d'en parler ma liggéey 1 an matagul sax mu génn àdduna mu am fu ma lu mu def ci man parce que gisuma néewam bu 2 ans après mu am lu ñu ma woo wax ma ko ci moom ci lu mu waxoon ci man ak sama destin ak responsabilité yu ma waroon a assumer loo donc après c'était dur nag parce que sama papa mës na toog di seetaan télé mu am ku ñu génnee neexuma ma jóg mu ne ma toog mu ne ma sama kër amul démocratie xam naa ne kii nga bañ a seetaan mu ne ma da ngay toog nga seetaan ko ci la comprendre ne nit nekkati du la naqari rek nga wane ko que force nit dëgg mooy dara naqari la nga dékku ko kër gi amul woon démocratie sama papa bu daan génn ci koñ bi gone guy jooy ci beneen angle bi sa yaay daf naan la ngañ a ngi ñëw nga noppi
waaw c'était yàlla moo ko defoon mu nekk un éducateur donc éducateur boobu nag bu ko yàlla defee daf ñu yaroon ci rigueur mais comme li ma la wax dañ daan génn di théâtre dañ daan organiser ay bal dama daan organiser ay réception dama daan lépp dañu daan amoon liberté de vie mais dafa am fu ñu yamoon donc rigueur boobu man daf ma topp sax ba léegi nii moo tax même bi may yor samay troupes scolaires yi muy Koungheul muy lycée Parcelles chaque fois mes élèves me disaient da nga strict même bi may jàngale j'étais très sévère en début de carrière j'ai fait beaucoup d'erreurs yoo xam ne tey jii su ma doon jàngale waat du ma ko def parce que j'étais strict et sévère donc mais loolu sam yar la mais tey daal rëccuwuma ko quoi rëccuwuma ko. rëccuwuloo ko tey comme ni nga ko waxee wax dëgg yàlla li nga wax jàng nañ ci lu bëree bari te xam naa ne ñi koy seetaan nit daañu ci jàng lu bëree bëri. nga ñëw yàlla def nga daj coono googu à l'université jàng ba yàlla may la sa doctorat mu bokk ci lijaase yi gën a kawe ci wàllum njàng tey yaa ngi fii sa kër ak sa njaboot donc teg ay projet yoo xamante ne yow yaa ko def ci sa dooley bopp lan moo motiver nga créer béréb bi ñu nekk mu Kër Leyti. waaw Kër Leyti li tax ma créer ko mooy ñaar benn bi mooy njukkal beneen bi mooy mën naa wax ne mooy bëgg-bëgg. kan nga doon delloo njukkal. dama doon delloo njukkal koo xam ne plus tard damaa xam ne li tax may lépp yor parole di yor micro di wax nit ñi di ko dégg te ku dégg may wax du gis ne tubaab ba moo ma jàngal wax dama dem ba mag soog a xam ne dafa am loo xam ne sama maam bi jur sama yaay moo ma ko jox mooy Leyti Guissé ndax. moom nga duppee kër gi. moom laa duppee kër gi. parce que bi ma demee ba xam ne IFAN am na ay recherche yu ñu def ci histoire Sénégal yu bëri yoo xam ne dañ daan ñëw kër ga Daara Jolof di ko def xam ne ñoom Alassane Ndiaye Alou ki mu daan àndal ñëw ne ma dama daan ànd ak moom Jolof sa kër maam ñu fanaan fa mu ñuy jox Samba Jabar Samb ne ma moo ma yar kilifa yu mel ne ñoom Xaadim Samb am lu ñu ma wax ci moom ak fu mu jaar ak seeni waajur ñoom Baye Kaani Samb ñoom ñëpp daan wax naan bàyyi Leyti ma ne mais kon man kii moo tax tey xëy na lii nekk sama deret est-ce que du ma ko delloo njukkal man ne ma naa ko delloo njukkal mais nan laa koy delloo njukkal mooy comédiens yi nga xam ne artistes yi plasticiens yi damay liggéey ak ñoom tous les jours li ma dem gis ko Suisse en 2001 comédien bu gaañu ne sama kër may naa ko art vivant ma ne kon man tamit war naa gore sama ñax ma jël ko créer centre boo xam ne képp koo xam ne cosaan nga bëgg wala création artistique nga bëgg di nga ko mën a def mais condition bi mooy dërëmu nit du ci dugg. état du ma subventionné tubaab du ma subventionné extérieur du ma subventionné ma jaayante ko bi ñuy commencé amuñ dara on avait benn 500000 lañ am ñëw fii Kër Massar gis benn terrain waxaale ba jënd ko bi ñu jëndee terrain ba pare 500000 lañ dese ma ñëw gis El Hadj ne ko nu ñu def mu ne ma nañ ko commencé ndax sëñ Fallou nee woon na bu commencé dana àgg ma ne comme tudd nga ci sëñ Fallou moom nañ commencé boobu ba léegi nag xam naa ne barkeb sëñ Fallou fi ne rek waaw moo fi ne parce que. waaw moo fi ne daal mais loolu nag moo tax ma créé un centre et puis leneen li aussi Sidi benn moment dama constaté woon en tant que administrateur festival international théâtre Festar et chargé de communication Kaay Fecc dama constaté woon ne ñun africain suñu bëggee créer suñu bëggee tourner suñu pièces yi biir Afrique il faut ñu dem wax ak centre culturel français yi donc tubaab bi li ñuy def su ko neexul du tourner après bi ñu waxtaanee ñu ne ñun ku ci njëkk a am dara na créer un espace suñ ko defee fii def ko Bamako def ko Conakry def ko Ouaga tey bu ñu jógee bëgg a tourner ñun dinañ tourner ci suñu biir donc yooyu moo doon motivation yi. waaw nga créer centre bi tey yàlla def centre bi taxaw tey ba acteurs culturels yëpp ñëw fi di fi liggéey ñi di fi def seeni résidence mu pare beneen mbir bi ma gën a jaaxal mooy nit ñi dañ fiy ñëw nga jox leen ko gratuitement ñii def fay 1 mois ñii def fi 2 mois ñii 15 jours ba pare du ñu fay dara ba pare nga jëlaat sa alal jox leen ko alors que lieu bi tey ñun bari na ñu ngi donte yàgguñu trop ci métier bi mais ñu ngi am chance di dem ci sous région bi di gis la fa ne béréb yi nga xamante ne ñoom moom la ñuy woowee hôtel foofu ñu fay dalal béréb bi ko gën te lu cher la ñuy fay auberge yi rek lu cher ngay fay fii tey donte sa ñàq nga ko defee mais mënoon nga ne ba mu pare nga liggéey ci xaalis parce que lii mën na laa jural lu nekk ci koom lan moo tax nga tànn di ko joxe gratuitement ba pare di accompagner ji jël sa alal di jox ñooñu pour dooleel leen ñu def seen activité lan moo motiver loolu. waaw loolu sama ndigalu papa la sama waajur Demba Gueye yàlla na ko yàlla xare àjjana bi ma defee sama école normale supérieure ba pare yàlla may ma ci ndam ci kattanam ak mbaaxam jour bi may ñëw école normale ñu naan ma admis nga ko examen de sortie jour boobu dama ñëw sama néeg université fekk fa benn note sama rakk bi topp ci ban jour boobu la gaañu. may balancer entre ñaari information am na tey nekk naa fonctionnaire bis na tey
mais bis na tey ki topp ci man dee na damaa war a bëgg ma xëy suba rek jël oto dem Koki dem waxtaan ak sama papa biñ ma affecté Koungheul may ñëw ne ko papa affecté nañ ma de mu waxtaan ak man ne ma benn baat laa lay wax baat ak tontu sa titre émission bi mu tax mu am solo ci man mu ne ma baat ak tontu ne ma baat foo mënti nekk ci àdduna bi koo dëkkal bu nangoo nga yor ko donte moo la ëppale ne ma jógal dem ma jóg bëgg a dem mu ne ma tontu la ma ko tontu mënu ma ko wax parce que waaw dafa am yoo xam ne boo ko waxee day mel ne leneen la ma tontu ko la ma ko tontoon moo tax tey ma yoree kër gi nii parce que Sidi man am la moo ma gënal am xaalis parce que xaalis maa koy liggéey mais damaa gis gut ku dee ay billet de banque am génn ci poosam dem suuli ko mbaa ñu sangu ko mais gis naa ku dee ay noonam suul ko sama yaay da doon wax ne bis bu ma dee yàlla bu ma sonn ma doon tiim keroog bi muy génn àdduna dañ ko sang ci hôpital bi mu tëdd di nelaw ba ñëpp génn mu dee ma ne lii la ñaanoon kenn tiimu ko kon comme dañuy dund Sidi te ma seetlu ne nit day wattu tey mardi mercredi jeudi vendredi samedi karaw gi ñëwaat mu wattu ma ne ok kon boo bëggee am karaw gu bees da ngay wattu kon man tamit Kër Leyti su ma bëggee muy dox damay wax nit ñi kaay leen comme kër laa ko tuddee moo ko centre sama kër est-ce que boo fa ñëwee Sidi dama lay da ngay fay lu yaas kon kay léegi comme fii kër la ku ñëw dëkkal léegi nag sama kër boo fa ñëwee Sidi di añ est-ce que dama lay wax fayal yow ñaata yoon la nit ñëw sa kër di dem nga jox ko paas principe africain boobu moom lañu yoree fii waaye loo ci gis toog nañ ba bi yàgg nit ñëw fi jekk ba ci yàgg mu ne lii lan la ma ne ko lii de lii ak lii la dañ fiy def nii gëstu cosaan pour former xale yi mu dem Italie jënd matériel boo xam ne kenn xamul nu mu toll ñëw joxuñu ko ba ci chaise yi ñu toog ma ne ko li nga def nii nag mu ne ma fii mënoon nga ko luyee mais comme luyee woo ko ñun dinañ la jox tey jii fi may wax ak yow nii lii nii ci sama kanam chèque nga fi boo xam ne ki ma ko jox musuma koo gis kër gu àdduna kilifa goo xam ne man damaa tiit bi mu gaaree oto bi dafa gaaree oto bi ba ma xool ko ni kii kilifa la ma dalal ko ne ko kaay ñu waxtaan pare mu ne man damaa gis kër gi télé gis programme bi télé ne mënuma koo muñ ma bàyyi sama yëpp ñëw ñu waxtaan ba pare mu laaj ma nan la kër gi fonctionné ma wax ko fekk am na ko jiitu ne ma naa bind demande pour mu dimbale ma ne ko yow sa ndimbal du ñëw ci man parce que yàlla moo ne loxo bi féete kaw moo gën loxo bi féete suuf lu tax ma lay bind ma la bindee sama loxo day féete suuf mais ndaw si toog jekk ba caag rek mu génnee chèque yëpp ne ma man mënuma ko muñ bind montant bu kenn xamul nu mu toll wàcc ko fi def ko ci turu Kër Leyti parce que Kër Leyti association la boo xam ne dafa am compte bancaire am identité juridique am Kër Leyti bokkut ak Théâtre du Baobab bi nga xam ne GIE la moom laay liggéeyee xaalis boobu muy jur moom mooy yor Kër Leyti donc joxe daal Sidi bu doon tax a ñàkk ko waxtu doo am fii nag defuñu ko ngir wut xaalis xam nañ feneen fu ñuy wutee xaalis fii dañ koo def pour que les artistes africains les chercheurs africains pour jeunes yi ñu comprendre que nit mën na dund ci cosaanam dund ci aadaam ba tekki donc nag mais wut xaalis rek la ñuy def nag Sidi. waaw mais ñu gis beneen affaire aussi kër gi dañoo gis ne dafa am lu si nekk am na lu kuñ ko béréb boo laal ñu ne la lii diw lañ ko duppee moo xam muy couloir moo xam muy garab moo xam lu mu lan néeg yi ñu naan la ay chambre ma code ainsi de suite lan moo indi loolu lu tax béréb bu nekk nga utal ko mandarga. waaw yee Sidi question bu doy war. xarañ. non xarañ nga moom macha allah te comédien yi nag li tax neexu leen di laaj da ngeen di laaj Sidi bu ma la waxee te fenuma barab bu ne moo tuddee boppam fii barab bu ne dama koy jub teen gis tur fii ne Samba Jabare Samb. loolu yéeme na la. billaahi lu doy waar la ci kër gi lu doy waar la man kër gi centre bi defar nañ ko ñeenti at mënuma fee fanaan damay liggéey rek génn ñibbi ba mu am bés lu fi xew loolu moo ma libéré ma fanaan fi mais damay jub rek ñu ne makoddu ma woo kii ne ko fii néegu makoddu la de moo kii ma ne ko fii Omar Ndaw la de ba ci garab gi ci bunt bi
dama jekk ba càgg rek benn groupe bu comédien ñëw taxaw xool ne ma père man laa ñu ne ma garab gi Mamadou Diop la tudd. mu ngo xam nga fàtte woon naa sax xamatuma sax kan la mais gis nga bi ñu ko tuddee ca wet ga am na garab gu fa sax goo xam ne kenn jiwu ko gis nga bi mu toll bi mu làngal noonu kenn jiwu ko dañoo xëy suba rek mu màgg ma ne bu leen ko laal parce que Mamadou Diop da doon defaree ay gone ñuy màgg suñ ko tuddee garab tey garab màgg ci wetam bàyyi leen ko garab googu dab na ko tey donc centre bi noonu la donc Amadou Hampâté Bâ fii ma toog muy sama bureau may liggéey chercheur oraliste africain bi njëkk a jël ko IFAN muy liggéey ba pare mu xereñ ba toll foofu Amadou Hampâté Bâ la donc kon man dama moo sañoon bu may liggéey fi mooy inspiré Samba Jabar Samb moom lañ tuddee fële barabu léebukaay bi ñu tuddee ko Mama Penda Sarr moom moo njëkk a léeb télé ba ma bëgg a léeb télé dem di léeb télé fekk ko fa Pape Massène Sène di koo xam ne dafay gëstu ci cosaan barabu jàmmoo bi ñu tuddee ko ëtt bi nag ki nga xam ne moom laa daan déglu muy wax ba ma koy toppatoo mooy ëttu kooki kooku mooy Baye Mori Mbay barab kër gi yëpp ñu tuddee ko Maam Leyti mais fi ñu war a def studio bi nga xam ne fa la ñuy enregistrer voix yi foofu ñu tuddee ko Demba Gueye muy sama baay li tax ma tuddee ko mooy dafa jëloon jigéenam ñëpp kenn ku ne dafa jël sa taaw bu góor indi këram donc dañ daan dem mu am 25 surga après bi ñu màggee nag ñun ñooñu ñooy ay taawam donc pour man tur yi ñoo tuddee seen bopp boo yéegee premier étage loo njëkk a gis Babacar Mbaye Ndaak wax sa wax parce que Babacar Mbaye Ndaak boo mu njëkk a téye sama loxo ne ma yow conteur nga da nga war a nekk conteur boobu nag maa ngi nekk maître de cérémonie j'étais un homme de parole donc ku yéeg rek looy njëkk a gis wax sa wax. tax wax sa wax. parce que waxu jàmbur du wax sa wax Sidi ku ne na wax li nekk li ko concerné mu noppi te bàyyi lijjanti waxu jàmbur Sidi wax sa wax est-ce que mas ngaa gis ku noppi ba nu yóbbu ko kaso waaye ku wax ba dugg ni tey wax ba génne la Sidi seen réew mi xam nga lu ko yàq ñàkk a wax sa wax fu ma toog Sidi Fall lii moment boobu Sidi Fall la ngi liggéey moom lu mu yóbbu këram man may wax lu ma yóbbuwut sama kër donc moo tax Babacar Mbaye Ndaak bi mu defee benn festival tuddee ko wax sa wax ma ne dama bëgg ku yéeg escalier yi romb Maam Leyti boo rombee Maam Leyti boo yéegee rek barabu liggéeyukaay bi wax sa wax fii kenn du fi jëw kenn du fi wax lu ñaaw ci nit donc loolu mooy philosophie bi ñu yaree aussi xale yi. c'est important docteur ma gis aussi ay say jegeñaale am ñu def témoignage ci yow ku ci mel ni Ibrahima Mbaye Soppe lan moo dox sa diggante ak docteur Massamba Gueye Ibrahima. yàgg moo dox suñu diggante parce que je me rappelle Massamba période bi mu ñëwee Blaise Senghor bi mu fay ñëw fa la mu fekk donc mi ngi ñu fekk ñu toog Blaise Senghor bi mu fay commencé di fréquenter moom ak ñoom tonton Babacar Mbaye Ndaak ay Mame Daour Wade ak ñoom ñu bëri seen biir Awa Cheikh indi leen foofu donc ñu fekk ñu fa mu accompagner ñu nag ci lu gën a marquant aussi ci suñu wàllu théâtre ndax bi ñuy def la terre compromise Massamba ñëw na bokk ci ñi doon jàppale ci texte yi loolu passé mu jàppale ñu ci liggéey bi ñu nekk ak Festar ak Feu Makodou Mbengue te boobu ba tey lu nekk fekk na ko fa macha allah ci teranga mais mënoon na teranga bu ñëw rek mu dem bàyyi Blaise Senghor mais boobu ba tey mi ngi taxaw du ñu accompagner lu mu def waa Blaise Senghor ñoo ci ëpp doole. man aussi ma am benn link bu personnel sama diggante ak moom parce que Kër Leyti gi mu nekk je pense que sama compagnie moo fi njëkk a nekk di def résidence boo amee spectacle fi laay ñëw def fi 4-5 jours indaale samay comédien ñu liggéey ba mu jeex mu am respect bu am sama diggante ak moom mu am kóolute gu am sama diggante ak moom am aussi cofeel boo xamante ni lu dëggu la te wér te loolu dañ koy sant yàlla donc Mass nekk pas suñu xarit damay faral di ko wax mais suñu kilifa la ndax yàlla bu jiitalee nit bu fekkee yow nangu ko dafay xaw a doy waar te lu ñu nekk nii nag aussi amuñu benn titre social bu raw li mu nekk parce que il est conseiller à la présidence de la République donc ci wàllu liggéey wàllu social moom mooy suñu kilifa foofu mais bu loolu weesoo tamit ci wàllu aada ak cosaan dafa nekk suñu kilifa ndax xam-xamam sell na te macha allah rafet na donc ñun aussi dañuy taraan ci moom on en profite pour taraan ci moom man je pense que ni daal yàlla moo ñu boole xanaa di ñaan yàlla aussi fi nga xamante ni moom foofu la ñu féete ñu dem ba bis ñu féete fa suñu rakk yi ñu loolu la ñuy ñaan pour fay ko loolu quoi maanaam du pour delloo ak moom ay coloré moom li ko war suñu diggante ak moom na ko def
moom bu mu toppatoo ndax ñun ñi ngi def li war suñu diggante ak moom mais ñun na li nga xamante ni moo ko war suñu diggante ak moom na ko def fexe nag ñun li ñu war ak suñu diggante ak suñuy rakk ñu def ko pour transmettre flambeau boobu pour que loolu bañ a fay ba abadan je pense que loolu moom mooy li am beneen bi mooy taalibe Serigne Touba la te dañ ciy retrouver wu man ak moom ci lu bari quoi ci ak taalibe ndax nit boo diisee da ngay dig da am na oyof boo xamante ni je pense ci ak Mbaye Fall la ko gars yi di gis lu gën a bari ci doomu aadama en particulier ci artiste aussi en particulier ku ci mel ni El Hadj Guèye sa rakk def na témoignage ci yow. lañ seet si tey El Hadj ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi ziar kilifa gi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen dalal fii Kër Leyti di leen wax bisimilah quoi. waaw El Hadj tey dañ seet si woon pour rek nga def témoignage ci sa frère muy docteur Massamba Gueye xam nañ ne nag wax ci sa deret xaw na jafe waaye yow mënuñu jaar ci kenn jéggi la ndax xam nañ rapport yi ngeen am yéen ñaar mais aussi xam nañ confiance bi mu am ci yow témoigné ne ko ci ay ndaje yu bari yu ñu dem taxaw mu wax jëf yu mel noonu wax yu mel noonu donc jaadu na tey suñu def émission ak moom ñu ñëw seet si la nga wax yan rapport nga am ak docteur Massamba Gueye. waaw loolu moom boo ma si waxee dama si sawar a wax ndax docteur Massamba Gueye yàlla dafa def mbokk lañ suma mag la bon ma ëpp ko sens aussi ndax sama mag la ba pare mais man sama doomu nijaay la man samay papa mooy samay nijaay bon kon moom mën naa ne sama sang la en même temps mais yàlla dafa dogal ñun ñaar ci famille bi ñu xaritoo mbokk am na mais nag ci biir mbokk famille bi day am xaritoo yàlla dogal ñaa ngi moom ñu xaritoo bon projet bi Kër Leyti fii bi mu koy taxawal dafa ñëw wax ma projet bi ne ma dama bëgg ñu tabax benn centre acteur culturel yi parce que maison de l'oralité bi foog naa su ma jumul bëriwul sax ci àdduna bi Afrique du Sud la ko gisoon xaw ma ak beneen dëkk Suisse je ne sais pas benn pays francophone mu ne ma mais idée boobu pourquoi ñun oralité amul place ci Sénégal kon foog ñu am maison de l'oralité ma ne ko nañ dem bi ñu gisee terrain bi moyens yi bëriwul woon époque boobu mais Mass dafa am patience ku patient la moom da ngay booy ànd ak moom sax da ngay foog ni bëggul dara c'est def patience bi mu am waaw dara yàkkamtiwul dara taxaw ut terrain bi ñu ut mu ne ma ne ko ñaata nga yor mu ne ma 300 000 francs ah bon 300 000 nañ démarrer mu ne ma 300 000 mën na démarrer projet bu toll nii ma ne ko bien sûr nañ démarrer ñu démarrer ci lañ def birig yi toog après yu ñëw dama ko may jàmm di ko taxaw lu moom dama daan ànd ak moom ba banque sax day retirer sax du ko laal maay jël xaalis bi ñëw bon am si man confiance ses comptes bancaires man maa siy dugg maay def retrait def carte bancaire dama koy jël def ak moom ay fan bon franchement bu dee loolu daal man confiance bi ñu am suñu diggante wax dëgg yàlla moom bon mu nekk tamit koo xam ne naqari naa liggéeyal naqariwul liggéeyal parce que xamul tricher Massamba xamul tricher moom lu mu sentir la lay wax dëgg rek la bëgg bon suñ demee parfois suñ famille bi day am sax ñu may poser question ne ma yow naka nga mën a nekkee ak Massamba ak tempérament bi mu yor ak yooyu ma ne leen mais amul problème xëy na ñàkk ko xam la mais boo ko xamee di ngeen mën a nekk parce que problème bi yëpp mooy c'est un homme véridique loolu rek la waaw moom daal lañ nekkee yàlla dogal ñu jàpp ci projet bi ñuy jóge ko daanu di jóge ko daanu ba Kër Leyti taxaw presque léegi ça fait 6 ans ñu ngi nekk gis nga 2 ans yi mujj yi macha allah yàlla ñuy dimbali activité culturelle yi am nañ ay résidence ñu jóge Guinée nekk fi ñoom Leyti Fall ñoom soppe ak yow mi acteurs culturels yi ñëpp ñu ngi fi ñëw di si gis seen bopp France loolu rek la ci amoon au départ sax idée bi daf ne woon day dëkk ci suuf ci kaw mu jox ko acteurs culturels yi mais ñi dem ba ci biir ak générosité bi mu am mu ne non lii day ndaw parce que nit bu waree ñëw bëgg exemple bind wala mu def monter pièce am lii day ndaw trop foog nañ def sacrifice ñu bàyyi leen ak lépp. ku ci mel ni Khoudia Fall bu Arcos Pikine ku ci mel ni Leyti Fall sa rakk Khoudia Fall nekk artiste comédienne actrice bu ñëpp xam à travers la télé mais aussi bu ñëpp ràññee ci planche yi muy théâtre bi nga xam ne daf koy def donc ñu seet si ko moom aussi pour mu def témoignage ci Massamba parce que moom aussi ku ko xam la donc ay xalam lañu ay sëram lañu donc
Massamba Gueye ak ñoom aussi am na lu leen lié Massamba Gueye ak Arco Pikine mais Massamba Gueye aussi ak artistes yi nga xam ne dañu nekk Arco Pikine Khoudia Fall di kenn si ñoom donc ñu koy tàllal micro bi pour mu wax ñu lan la xam ci Massamba Khoudia lan nga ñu mën a wax ci docteur Massamba Gueye. en fait Sidi docteur Massamba man d'après li ma ci jot a xam ci moom bi ma duggee ci milieu bi ak léegi parce que depuis 2009 maa ngi ci milieu bi mais nekk na nit bu humble nekk na nit bu modeste nekk na nit boo xamante ni daal tey ku taxaw témoin ci moom rek la même chose ngay wax te man gis naa loolu ci moom li ma gën a marqué ci moom nag mooy xam-xamam parce que ay waxam buy wax ni soo dee nit nga déglu ko mën nga ci jëriñu lu bëree xaw ma nag fu muy inspiré woo ak fu mu amee xam-xam bi mais man su ma ko waxoon dinaa fa daw roote ji franchement. yan relation nga la docteur Massamba am ak waa Arco Pikine parce que gis nañ ne ku leen jege la te yéen ku ko bëgg ngeen seen rapport lan la exactement surtout yéen jigéen. waaw mais suñu rapport ak moom du dara lu may liggéey bi rek liggéey bi moom mooy moo lay def rapport ak nit ñëpp parce que rapport bi ñu am ak moom la ñu am ak yeneen comédiens yi ak yeneen artistes yi parce que ñun amuñu ak kenn xaar ma yàlla parce que damay wax ni métier bi ñu nekk c'est un métier boo xamante ni métier bu noble la métier bu neex la daal boo xamante ni tey jii ku ko xam rek noo bëgg nga ci nekk parce que damay wax ne man ku yeete waruloo nelaw te métier boo xam ne dafay yeeta la kon ñun amuñu droit nelaw parce que nag booy yeete di nelaw moom kan moo lay yee kan moo ñu yee kon sunu rapport ak moom bon liggéey bi la rek liggéey bi moom moo ñu mettre en rapport ak moom franchement comme ñëpp rek. merci Khoudia jërëjëf ñu ngi lay gërëm. merci beaucoup yéen tam maa ngi leen di gërëm.